mbokk yi asalaamaaleykum bisimilah ci xibaar yi kon ci kàllaamay wolof nag yéen a ngi ci 2STV première chaîne privée bu réewum Sénégal xibaar yi nag Cour des comptes ci rapport 2012 nee na daal amul lenn lu mu teg kon ci kaw ndodd Idrissa Seck ak njiitu réewum Sénégal Macky Sall nag mu di ay leerlu Mamadou Hady Sarr di nag premier président boobu rek ku di fës nag ci yéenekaay bi mu amal nag conférence de presse ginnaaw nag présentation rapport ay kàddoom moom Mamadou Hady Sarr ci micro Moussa Sène. suñ contrôle yi bi su rapport bi di génn président Dia wax na leen ko contrôle bi yi nekk ci rapport bi contrôle yu pare la bu yàgg dégg nga c'est-à-dire li ma leen ñaan foofu mooy balaa ma lay jox précision bi li ñu bëgg mooy ñun li ñu wax ci rapport bi ñuy wax loolu bu ñu wax loo Cour des comptes parce que soo liilee rapport bi ni ma la ko waxee nulle part doo gis ne Cour bi retenir la contre Macky Sall ceci en tant que Premier ministre amul mun je défie quiconque de lire le rapport nga xool ko yooyu nag rafetul nit vous êtes des professionnels sooy bind dara na la wóor nga vérifier d'autant plus que comme je l'ai dit depuis démb jox nañ leen rapport bi su ngeen di lire rapport bi te même je dis que même si c'était le cas que ancien Premier ministre gis nañ ne profité na ci lii mais c'est pas régulier c'est pas lui du moom la ñuy interpellé secrétaire général du gouvernement mooy gérer mission yi moom la ñuy interpellé te soo xoolee ci rapport bi secrétaire général du gouvernement bi génn bu yàggul moom lañ adressé recommandation bi ça ne veut pas dire que ça le concerne mais administration continuité la yëf yi xew na balaa équipe bi ñëw mais ñoo teewee rapport bi il faut que ñu adressé ko secrétaire général mais même si c'est le cas premier ministre kenn du ko adressé observation yi. kaddu Mamadou Hady Sarr nekk nag premier président bu Cour des comptes nag ba tey nag ci wàllu boobu la kon rapport 2012 Cour des comptes nag ni ñu amul benn compétence teg ay daan nag yi ñu joxoñ baaramu tuuma ci nag seen ay rapport mu di nag xalaatu Amadou Ba Mbodj boobule conseiller référendaire moo waxtam xalaatam ba tey ci micro Moussa Sène. presse bi ni mu bindee article man ni ma ko déggee parce que liiruma loolu mais man ni ma ko déggee bokkul ak ñun ni nga xam ne gisee nañ ko parce que frais de mission yi ñi koy gérer du ñoom ki ngay épinglé mooy ki nga xam ne mooy gérer mais ñoom gérer wuñu même bu dee mën nañ profité ci loo xam ni ki doon gérer moo ko def loo xam ni yanul maanaam ñoom gérer wuñu ce qui fait que ñun secrétaire généraux yi ñoom ñooy gérer frais de mission yi ak chef service administration générale ak équipement primature ñoom lañ wax ni yéen seen frais de mission yi ni ngeen koy joxewu leen ko ci yoon ndax joxewuñ ko ci yoon ci yenn yoo xam ni dafa am ay firnde yoo xam ne ñun dajale nañ ko suñuy rapport ak lépp ni leen du nii booy joxe frais de mission nit bu demee ñëwaat war nga xam fu mu dem li mu doon dox est-ce que da doon dox pour mission administration wala da doon dox ci lu ko neex. ñu xam ni alal bi ñuy gérer alal bi ñuy jël di ci liggéey alalu réew mi la dañ koy contrôler loolu moom ñoom ñëpp comprendre nañ ko ba nga xam ni ñun moom la ñuy jël ñu def ko ci rapport bi rapportu admis nag am na yoo xam ni ay rapports yoo xam def nañ ko ci mooy loi de finance mooy budget état bi nan la ko nguur gi exécuté nan la ko utilisé mooy 2009 ak 2010 xool nañ budget bi autorisation budgétaire nan la ko ministère des finances exécuté am na yoo xam ni d'accorduñ ci parce que gisante bi débat la daal débat la kon kaddu Amadou Ba Mbodj nag nekk conseiller référendaire kon ci wàllub nag rapport bu Cour des comptes beneen ponk nag ci biir xibaar yi assise de l'éducation nag kon dañuy xëy rek ubbi te jëlee ci Ndakaaru mën na ma nag wéy ba ci diirug ñetti fan mu di nag ay lël ngir rek càmbar banqaasu njàng mi ngir nag mën cee indi rek ay saafara ñu ngi ci ligne bi ak monsieur Diop Badara lan moo fa daal di kon nag ruusee rek ci boobu lël soxal nag banqaasu njàng mi fii ci réewum Sénégal. alors Samba wax nga ko lël bi daal di ñu koy ubbi tey jii ci njiital président de la République Macky Sall jamono ji ñuy wax ak yéen sax ñu ngi ci pause ñu mën a jàpp nag moo di ñetti pàcc bu ci njëkk moo di ñi nga xamante ni ñoom ñoo njabootee wàllu njàng meeg njàngale mi ñoom ñëpp daal dinañu ànd ne
l'école bi dafa nekk ci crise bu mag ba buñ ko doon méngale sax ak l'hôpital xëy na mën nañoo ne moo gën a feebar malade ya fa ñëw di faju ci gannaaw sax assise de l'éducation yi nga xamante ni amaloon nañ ko ci atum 1981 li ci gën a fës tamit bokk na ci ki nga xamante ni moom moo représenté woon syndicat yi di Mamadou Lamine Dianté moom ba mu jëlee kàddu d'accord ne tey jii nii waroon nañoo xoolaat bu baax a baax li nga xam ne moom moo tax dara doxatul ci njàng mi wante ba léegi mu ngi ñaan gouvernement bi ñu daal di dëggal protocole d'accord yi nga xamante ni signé nañ ko ci seen diggante gouvernement bi te mu yaakaar ne moom it bokk na ci li ñu gën a xamante ni moo gën a nëxasale li njàng mi di doxee loolu ci la bokk. jàpp nañ ci tamit président de la république ak ñenn ci ay acteurs yoo xamante ni jël nañ parole li ñu gën a ñëwaat moom moo di dugal kàllaama réew mi maanaam l'introduction des langues locales dans le circuit scolaire loo xamante ni ba léegi ñu ngi koy wax daara yi nga xamante ni tamit bokk nañ ci njàngale mi xalaat nañ ni foofu ñu dugal ko ci li nga xamante ni moom mooy enseignement bi daara yi ak li nga xam ne moo di njàngum alxuraan bi deneen lu Macky Sall yëkkati moom mooy enseignement scientifique technique ak formation professionnelle ndaxte jàpp nañ ni élèves yu bëri yi nga xamante ni dañuy dem ci daara yi tey jii wala daara yu kawe yi ci li nga xamante ni moom mooy enseignement littéraire bi lañu gën a wér seen bopp te tey jii dëkk pour mu soqaliku wala réew pour mu soqaliku bokk na ci li koy gën a doxal moom mooy njàngum li nga xam ne mooy xarala yu bees yi. ngir jeexal Macky Sall tamit daal dinay fàttaliku bu baax a baax ki nga xamante ni moo di étudiant Bassirou Faye di ñàkkoon bakkanam ca université Cheikh Anta Diop waral sax mu ñaan mbooloo mi fi teewoon ñu def 1 minute de silence kon nag mbir mi dina wëy tey jii ci ngoon ñu fas yéene def mise en place maanaam tëral waaw est-ce que nag ñëpp rek ci wàllu ay syndicat nag ñu ngi si boobule rek lël fekkee nañ boobule assise si wàllu syndicat jàngalekat yi ñëpp ñu ngi si ndaxte ay weer ak léegi ñu ngi doon lal ay waxtaan ay consultation te segment société bi yëpp lañ ci dugal gannaaw sax ñi nga xamante ni ñoom ñooy syndicat yi nga xamante ni seen intégralité ñoom ñëpp teew nañ fi bokk na si ñeneen ñi si teew moom mooy képp koo xamante ni citoyen simple nga te consulté woon nañ la kon dañ leen jox assurance ne tey jii nii syndicat yi yëpp teew nañ ci ki leen représenté woon mooy secrétaire général bu SAEMS di Mamadou Lamine Dianté kon ñu jàpp ne Samba tey ci ngoon ngir jeexal dinañ tëral li nga xam ne moom mooy commission yi daal di door li nga xamante ni mooy liggéey yi commission yi nag ñu jàpp ne ñett la bi ci njëkk mooy vision finance gouvernance finance bi ñaareel bi di qualité et équité ak équité wala formation tamit am na ci solo lool ngir jeexal rek ñetteel bi wàllu qualité ak enseignement stabilité maanaam indi daal ci li nga xamante ni moom mooy njàngale mi njiitu réew bi ci wàllu boppam nee na mu ngi xaal tegtali maanaam recommandation yi nga xamante ni moom mooy génn ci ñetti fanu lël yi wante nag li ci mënti am dinañ ko topp seet ana nan la ñu mujjee li nga xamante ni moom mooy waxtaan yu mag yi di assise de l'éducation yi ñu ibbi fii nii ci King Fahd Palace. jaajëf Badara Diop nag mi nekkoon rek en direct kon ngir na waxtaanee ak ñun daal ci assise de l'éducation yu nag ubbi kon tey jii nam nag wii rek ba ci ñetti fan ngir nag càmbar daal banqaasu njàng mi nga indi ci yenn ci ay saafara ngir nag gën a suqali la qualité de l'enseignement. njiitu réewum Sénégal nag ci gàttal moom Macky Sall moo ñaawlu anam bi ñuy amalee revue de la presse fii ci réewum Sénégal nag ak daal yenn ci ay émissions yi ci mel ni wax sa xalaat yenn ci ay rajo ak yenn ci ay télévision nag mu mel ni kon nee na ab règlement de compte moo si rek daal di laxasu mu wax nag lu nu mel ginnaaw rek ñu doon taxawal démb la woon CORED di nag tribunal des pairs bomb ay taskatu xibaar. nguuru Sénégal moom nag moo bëgg taxawal 400 junni ci wàllub nag xëyub ndaw ñi ñu war ko nag jaaree ci ay programme ak yenn ci ay projet ñu fësal lu ni mel nag ginnaaw ñu doon taxawal kuréel bi di ANPEJ compte rendu. sampub agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes dafay tënku rek ci bëgg-bëggu nguur gi ngir daal di jël li nga xamante ni moo di ay agence yi fi ne woon tënk leen daf leen ci benn kuréel. bokk na ci agence yooyu lee di FNPJ OFEJBAN ak kuréel gii nii nga xamante ni moo di ANEJ. damay fàttali rek ni que ndaw ñi problème mu liggéey bi ñu am li ci ëpp dañoo amul métier dinañ jàng de waaye école lu Sénégal xam nga ni mën nga cee jàng ba dem université doo am métier. bu ma déposé sama demande ñoom ñu xool sama projet mu nekk projet boo xam ne projet bu bancable la ñu choisir ma tey financé ma. donc may ñaan yàlla di si def sama ful ak sama fayda ak sama jom. bokk na ci ay bëgg-bëgg wala mission yi nga xamante ni moom la agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes daal di tëral moo di jàppale ndaw yi ci anam bi nga xamante ni la ñuy bindee seeni projet wala sax ñu koy wuti ji ay liggéey
li ni mel nag di firndeel ne ANPEJ amul benn bëgg-bëgg ngir wutal ndaw yi xëy wante xanaa kay def leen di jàppale seet ci anam ba ñu demee ba mën a am yooyu la xëy. Cela veut dire de façon très simple que nous avons mis en place des programmes et projets pour la promotion de l'emploi. du foo xam ne da ngay ñëw rek taxaw jël ticket ñu ne demal commencé fi déedéet c'est d'aider à créer les conditions pour que les jeunes ñoo am si ñu mën a yëngatu comme ni ñu ko waxee léegi am na ay projets yoo xam ne ñu ngi ciy yëngatu. ngir li ni mel antu nag moo tax ñu daal di tëral ay programme ak ay pexe yi nga xamante ni ndaw yi dinañ fa mën a jaaree am yooyu lem xëy njiitu réew mi Macky Sall gannaaw ba muy teewee ndaje bi nga xamante ni la ñuy sampee ndorteelu activité yi nga xamante ni moom la agence bi di war a def ci solo bi nga xamante ni mbay am na ko ci biir réew mi li ni mel sax ki koy dëggal di ki nga xamante ni moo di jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu ndaw yi. mbay day suqali réew mi ci ñaari fànn. ci wàllu liggéey ak ci wàllu koom-koom ca da ciy jàpp ci li ñuy dunde ca mën naa jël liggéeykat yu bari ca ku amul qualification mbay moom mën nañ koo jàng ci ñaari semaine ñetti semaine surtout bu amee ay professionnels yu ko encadré loolu mooy justifier création wu Prodac. ca cappaandaw la nag gouvernement bi li mu bëgg moo di fexe ba lu ëpp ci junniy ndaw am liggéey fii ak atum 2017. président de la république Macky Sall bu wane bëgg-bëggam ngir jàppale boobule agence di ñaax ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk ñu daal di si xajal ñëpp te bañ cee indi benn parparloo. jërëjëf Badara Diop xibaar nag ci gàttal ndaw douane yi nekk aéroport bu Ndakaaru ñoo teg loxo nag 1900 grammes ci wàllub cocaïne coupé boobu nag drogue mu ngi ci loxo yi waa OCRTIS ci ab communiqué nag waa douane ñoo taxaw rek ngir xeex mbirum drogue fii ci réewum Sénégal nag ngir aar koom-koom bi ak it wérgu yaramu askan wi. courant wéy nag di ñàkk rek yenn ci ay gox fii ci Ndakaaru nag li ci mel ni Liberté 2 jàpp Liberté 3 toog nañu nag ñaari semaine gisuñu lii di lumière nag daal di koy nag naqarlu boobule rek jéego yu waa Senelec ànd ci reportage boobule nag gox ak Babou Ndoura. Dakar Liberté 2 ak 3 duñ ko weddi ne coupure yi dellu si na. toog nañ fi 24 heures sans courant mais bon nooy def parce que dañoo woote ñu ne ñu il paraît qu'avec taw yi dafa am benn poto bu lakk genre yooyu noonu après ñu woo leen ñu ne ñu ko ni ñu ngi ñëw mais gisuñu leen quoi toog nañ 24 heures yoo xam ne amuñu courant ñi seen téléphone yi ngi vide ñi seen frigo yi baaxul lekk yëpp a mujjee yàqu xam nga coupure tamit neexul ak tàngaay bi doo mën nelaw yaa gis ko toog ba 2 heures du matin ci mbedd ndax tàng. waaw coupure bi reprendre na gars yi courant day coupé suba ak ngoon guddeeg bëccëg gars yi doo courant moom mënatuñ ko am lu doy suñu portable yi bu déchargé sax dañuy dem beneen secteur chargé ko fa. tàngaay xanaa métti rek parce que bu coupé après mënatoo toog ci kër yi dafa xat day tàng boo xam ne ñëpp après ci mbedd bi la ñuy mujjee quoi. coupure courant yi am sa Ndakaaru amal na ay jafe-jafe yu bari ñu yëngu si wàllum koom tey yi ñoom kenn demul ñu des. doo ñëw te fi mu nekk courant rek mooy ñëw loolu moo tax mu yàq liggéey bi. manque à gagner la wa doo liggéey da ngay toog di xool rek. Sénégal waroon nañ dépassé ay courant coupé fii dañoo waroon def comme réseau Orange ak Tigo gis nga nu mu fu bëree. day am concurrence dañoo waroon bàyyi nag ñu Senelec am concurrence comme yeneen réseau Orange yi bu ñu defee loolu Sénégal ci lay dox. askan wi fu mu toll nii naan ndox bu sedd lu leen tëll waxatuma la ak jot si glace ndugg bi ñuy denc day faral di yàqu ndax dog-dogu courant bi nga xamante ne mooy am bëccëg bu ne. xibaar ci gàttal nag groupe bu Banque africaine de développement nag moo daal